ndak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf biir yi dawul coow di Ousmane Sonko yanatina coowul ne co bay Macky Sall ak waa këram gi la yoon l'Observateur ne nañu coowal suuf la ak tuumay njuuj njaaj ubbil yéenekaay bi njiital parti Pastef di Ousmane Sonko kitaabu na ci àqulaay taalam ne juróom-ñaar fukki famille militaire ak juróom-ñeent yi ñu jële ca terme sud pexe ñoom Macky Sall te dara sababu ko ludul ak bëgge ak ngàppaaral ko fuqale gu ñu def ci wàllu suuf Sonko yamu ca ne ba muy point de presse démb wax na ne am na immeuble di taax yu bari yu nekk ci centre-ville bi Macky Sall jaay na leen baleem njëg gi damm ci poosam source wa nañu direction de l'Elawas ministère de l'éducation ministère de la culture fa ñu ne woon ak barrière de liste di tax mi jano ak assemblée nationale yii ñooy immeuble yi Ousmane Sonko ne nguur gi fi nekk jaay nañu leen La Tribune jàppee ko ab dil bu ñu nasee ca kaw waaye feeñ na Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna ñoo jéebaane njuuj njaaj gi gii la ñu njëkk a dégg keroog mu ne li tax état bi bëgg a teg loxo suufa terme sud gi bëgg ko ngar daajo moo di dafa am mbébatu tabax fa ñetti junniy appartement ak ñaari téeméer ngir jaay ko démbir Ousmane Sonko ba mu demee doon nemmeeku ci famille yi ñu génnee fa la xam lee ne nguur gu amul ngor ci wàllu suuf la ñu ko séqal moo waral lu ñu jekku rek jaay ko immeuble yu bari yu nekk ci dëkk bi Macky Sall mi ngi leen di jaay Vox Populi nañu Ousmane Sonko defati na ko Macky Sall nee na gouvernance sobre et vertueuse gi Macky Sall di wax ak a bàkkoo xamul fan la feeñ waaye feeñul ci wàllu suuf ne musu koo doxee ne ginnaaw bi ñu wane ak njublang ci pétrole gi wane ko ci napp gi wane ko ci zircon beeg ci coronavirus bi bu yàggul léegi suufas réew mi la ñuy mafia Walfadjri bind ne Sonko wàcce na Macky Sall nee na la xew ca quartier terme sud ga ca Wakaam mafia d'état la si ne kay nañu Ousmane Sonko sulli na dil bu ngande bu mu ne moo am ca terme sud ak ci infrastructure publique yi nekk ci dëkk bi mu wax ne projet zéro bidonville bi moo tax état bi bëgg a teg loxo ci fukki hectares yi suuf ak juróom ya nekk ca terme sud ga ca Wakaam Macky Sall ak waa këram jaay nañu ba jaay tax ma jàkkaarloog assemblée nationale mu di wax joj Yaya Abdoul Kane directeur patrimoine bâti de l'état weddi na ko mi ngi xam ne ci xët mu njëkk Vox Populi ne loolee Ousmane Sonko di wax dara du ca dëgg état bi jaayul benn immeuble yi muy wax dañu leen a jël jox koy privé ngir ñu doxal ci ay projet yoo xam ne dañu ci am état bi am ci mu di opération yu tënku ci dooleel patrimoine bâti de l'état Yaya Abdoul Kane ne xaw ma Ousmane Sonko li muy wax fan la ko jëlee fan la ko déggee waaye bu dee dañ ko wax nañu ko lu amul li amoon ca Wakaam weer yi la ñu génn mu di douanier bi ñuy tuumal ne dafa rayoon doomam ju jigéen ju toll ci juróom-benn yat l'Observateur ne nañu moom colonel des douanes boobee di Mouhamadou Sall ak ëllëgam ci wàllu yoon ma nga ci loxoy doyen des juges ne procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye nuppi na ci yëf yi ba sisir doyen des juges colonel des douanes bi di Mouhamadou Sall yéenekaay bi di l'Observateur bind ne mi ngi ciw yoon wutali chambre criminelle yéenekaay bi di l'Observateur bind ne mi ngi ciw yoon wutali chambre criminelle tuumay assassinat wala meurtre la ñu koy toppee topp leen ma ñu dem ci journal enquête xooli gëstu bi mu xëy def ca Kër Massar gi ñu bëgg a def ab département la mu ca njëkk a gis moo di wax ko ni mu yombee jëfee ko du yombee noonee Amadou Sène Niang dib kàngam ci wàllu décentralisation di wax waa enquête yéenekaay ne juróomi département ci Ndakaaru loolee dafa jéggi dayoo dëgg bi gayndee Sénégal yi ci wàllu football am tey jii ci lay dëggu baa mu far record yéenekaay nañu tey ci timis maanaam 7h ci ngoon ci la match amical Sénégal ak Mauritanie yéenekaay bi nañu ginnaaw duma yu rëy yi leen waa Maroc dóor keroog ñetti bal ci benn leen rek moo leen dese ñoom gunay Aliou Cissé yi mu di gagné match tey bi ngir dëggal seen bopp stade yéenekaay feelu ko dañu wax ne Sénégal Mauritanie tey ci 19h la derby la bu nar a tàng jër ca kees savon de master éducation naka noonu muy da ay kàddu tukkee ci Ousmane Sonko waral tontu bu directeur général bi ñu dénk lépp luy moomeel ak état Sénégal ci wàllum taax patrimoine bâti de l'état du Sénégal Yaya Abdoul Kane ne loole du xibaar bu daal di méngoog li ne ca Ousmane Sonko it fa mu ko taataane du fa wér wàllu xibaar bokk na ca lu jëm ci yàqu-yàqu yi jukkee ci taw yu miti ñeel tool yi ceeb ya ca dëkk bi di Mboyo commune Guédé village ca Podor ay hectares yi hectares yoo xamante daanaka ndox ma nangu na ko fa rax ci dolli dex ga ball wutali fa ñoom bu nu sañoon daal ak taxawu tukkee ci kilifa yu Sénégal leneen ci xibaar ñeel mbiram fonds yi nga xamante ne mooy koppar yu nu baaxee diaspora Sénégal bi ngir ak ndëgër laay ginnaaw jàngoroy Covid-19 ci àddina ñii di immigré faxe bawol ne dañ lañ caa fàtte joxonuñ ca kenn nag ku may ministre bi ñu dénk wàllu affaires étrangères ci technique bi Abdoulaye Diop. dañuy tàmbalee xibaar yi ak lu ñeel liggéeykat yu Dakar dem dikk ñenn ci ñoom daa diire ngi jotuñu seeni payoor waral seen ak yëglu dañu ci déglu sax Mayoro Fall mooy délégué travailleur yu Dakar dem dikk ci micro Pape Bes Diba leneen lu mu tawatit mooy mbiram IPM ba ci wàllum paju mi ñeel yooyu liggéeykat ak seeni njaboot. maa ngi masawu travailleur Dakar dem yi nga xam ni fayeekuñ seen salaire 50% Dakar dem dikk tey kenn jotuñ sa salaire ba tey le 12 tey ñu ngi toog
directeur niveau DG bi ñëw fi tey salaire ñun musuñu am problème bi te kooku duñ ko caaxaane duñ ko may kenn moom tey ñun en tant que délégué du personnel ba mu ñëwee ba léegi rencontré wuñu jéemuñu informer li xew xamuñu lu xew boobu ba léegi ñu ngi xaar depuis le 8 ñu ngi xaar suñu salaire mënuñu ko jot pharmacie yi ñu ngi tëj nit ñaa ngi feebar ak siburu bi kenn mënul am ordonnance kenn amul dara mu bàyyi ñu fi dem voyager expliqué wuñu dara man tey maa woo DFC bi ay vers 18 heures di ko laaj mu ni ma dina ko jéem a régler demain dina jéem a woo directeur banque bi pour que mu xool nu mu koy dimbalee pour mu fay te loolu wóorul suñu kër yi ñu ngi am ay problème borom kër yi salaire yi location yi ñu ngi xaar suñu dépense kër yi ñu ngi xaar tey di loolu duñ ko nangul kenn musuñu nangul kenn ay affaire de salaire lépp lu mën a xew mën nañ ko moral mais pas salaire parce que salaire moo yor suñu kër yi te duñ nangu kenn tas suñu kër yi liggéey ba weer dee di toog ba le 12 moom duñ ko may kenn ñëwuñu nag pour di xeex ak moom mais dañ koy wax ni ko lii moom lii moom na dakk parce que mënuñu ko nangu muy continuer muy amaat sax bay continuer loolu loolu lañ bëgg a wax état bi kan ni lii kii waaju bees bi lii mu ñëw nii di ko def directeur bu bees bii nii na ko wóor ni à part mois bii alors que dootuñu nangu ay salaire bi di dépasser le 8. lu jëm ci tawati yooyu liggéeykat yu Dakar Dem Dikk njiital kër ga Oumar Boun Khattab Sylla moom di njiit lu bees bu Dakar Dem Dikk mu ngay dalal seeni xel xamal leen ni ci lu yàggul li nga xamante ni mooy ak pay dina am ñeel yooyu payoor daanaka sax li ko tàmbale talaata tey ji directeur beneen bu pooram Ndakaaru Aboubacry Sadikh Beye moom daal dina dogg ci dalal talaata ji mbootaayuk entreprise ya ca domaine bu port ginnaaw seen ak yëkklu ci ñaawlu décision direction générale port ci yokkute lu jëm ci wàllu redevance ba ñeel kon kër ga di pooram Ndakaaru daanaka ñoom dañoo gis ne yëf yi dañ ko ful junni yoon ak juróomi téeméer maanaam 1500% ca mu nekkoon ca 700. directeur général agence patrimoine bâti de l'État lépp luy moomeel ci wàllum taax ñeel état Sénégal njiit la Abdoul Yaye Kane mooy indi leeral ñeel kàddu yu Ousmane Sonko ci ne état Sénégal dafa jaay lu jëm ci dal ba woon bu ministère élevage éducation nationale naka noonu du xibaar yu wér ab bàyyi la boo xamante ni di wàllu ko yëgoo diggante état Sénégal ak yenn ci ñu yëngu ci fànn woowee ca ku ne dina ca gis boppam ñu déglu leeral li Yaye Abdoul Kane ak Makumba Bey. ñun jaayuñu. je pense que am na information buñ ko jox mais information bi leerul. parce que ma fàttali ne dañoo am fii au niveau du patrimoine bâti programme bu ñu lancé pour valoriser immobilier public bi. donc lu muy wax du jaay c'est des partenariats public privé. maanaam état bi am na ay bâtiment yoo xam ne tey yu ci gën a bëri dañoo commencé yàqu am na ci ñoo xam ne dañoo daanu en résumé programme bu ñu jël mooy que dañ koy valoriser maanaam dañuy seet privé bu am projet ñëw présenter ko ñu saytu projet bi xam lu mu bëgg a def ñu jox ko bàyyi c'est pas une vente bàyyi emphytéotique lañ koy defal mu tabax projet bi benn partie bi mu rétrocédé ko état bi pour yu mu wax ñi par exemple boo jëlee direction de l'élevage ki ko jël projet clinique privé la fa bëgg a def pour rehausser le plateau médical ci réew mi xam ngeen loolu lu ñu soxla léegi bu tabaxee ba pare moom le tiers la moom état bi moo koy jël et puis en fait day fay encore redevance annuelle ci bàyyi boobu c'est pas des ventes c'est pas des cessions donc partenariat public privé la mooy boobu ak beneen paradoxe bi la ñu bëgg a déconstruire état bi mooy premier propriétaire premier locataire 17 milliards location annuelle. est-ce que amoon na appel d'offre li ngeen di wax nii yëpp bi ngeen koy def. lii amul appel d'offre. ndax lan. soxlawuñu appel d'offre petit. yow boo amee projet. da ngay envoyer lettre de manifestation d'intérêt boo amee disponibilité yow soit nga ciblé wala ñun yu ñu am. boo ñëwee ñu saytu sa projet jox la ko. waaye impôt et domaine buy joxee ay bàyyi day def appel d'offre. c'est pas des ventes moom dafa amul information bu mu am des na leer. état aussi am na sañ-sañ sax bu ko bëggoon jaay ko. mu nekkoon leerali Yaye Abdoul Kane directeur général agence patrimoine état bu Sénégal leneen ci xibaar ñeel kàddu yu nuy xaar war a tukkee ci ku tedd kii di xalif général kulu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ñeel gàmmuk ren gi ca Tiwaawan dinañu ko amalam déet lu ci mun di am incha allah kilifa gi wala kilifa geneen gi ci yore kàddoom dina ci àddu bu midee ngir mbokki taalibe yi julliti Sénégal rawatina RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-benn minute. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. immigré yi fare Bawol ñoom danoo mere ba futt ministre bi ñu dénk bitim réew ndax danoo gis ne koppar yi nguur gi yëkkati woon jëm ci jàppale ne ndëgër lay ñi fare bitim réew diaspora bi ci kaw Covid 19 gi ci àddina dañ leen caa fàtte moo waral ñoom ñooñee fare Bawol ne dañu dal di kon beddi seeni mbokk ci fànn woowee joxañ ca ministre affaires étrangères wax ne nit ci wàllu wàññite gi di nguur gi la mu waroon gàddul yooyee immigré ñeel paas bi ñeel roplaan yi dañu ciy déglu Cheikh Tidiane Ndiaye ci seen kàddu.
état bi joxe woon na plus de 12,5 milliards nee na joxe nañ 11 milliards et quelques yi kon moodu yëpp jot nañ seen ndimbal ñu di leen xamal ne loolu dara amu ci ndax moodu yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diggante Touba ak Mbacké ak région bi ñoo ngi 834 personnes yoo xam ne nii jotuñ ci ndimbal li kon su taxawee na jot nañ ci ndimbal li loolu du wax ju teggeeku la te Amadou Ba ci boppam man maa dem bureau ak délégation bi ma àndal bi ñu demee laaj ko na ko ñun de dañoo bëggoon affaire billet yi mun nañu woon billet yi bu soobee yàlla état bi dana ci def subvention 200 euros Air Sénégal bàyyi 100 euros wax jooja dara amu ci ba tey billet yaa ngi jar 1000 euros ba léegi ba noppi it affaire ndimbal lii keroog bi ma ko posé question na ko monsieur le ministre ñun ñi nga xam ne dañoo nekk Sénégal mënuñoo dem te am ay jafe-jafe muy suñu problème billet ak problème xaalis bu ñu daggee billet ak suñuy vol yu dematut léegi ndimbal li nga xam ne état bi daf ñu koo dimbale ñun ñu nekk Sénégal dañoo bëggoon léegi jot suñu wàll daf maa xamal carrément ne resuma leen yéen ñu nekk waa Sénégal. ñu wutali diwaanu Louga ñu dëkkee ca commune bi di Médina Salam 2 ñooy ñaaw lu ñu ne dog-dogeeg saax-saaxeek jël yenn ci terrain foofee fa ñoom ñu jàppee ay bayal yu askan wi di ay espace public tuumaal nañu promoteur privé bu nu xamul ñu ne di sàkku it ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ñu indi ci jubbanti Louga Abraham Polpuy suñ bayal bi mu des ci loxoy quartier bi nit kooku nag mi ngi koy borsale di jaay. askan gi nga xam ne mooy yeewoo ci Médina Salam 2 nag mer ba futt lañ def jamono ji seen bayal bi nag moom la ab promoteur privé ñëw commencé ko dagg ay terrain di ko tàmbalee jaay askan wi nag jóg ne mukk du fi amee nag bayal bii rek moom lañ dese te moom mooy seen espace public Massamba Seck moom ci conseil de quartier bi la bokk. bayal bi mat na plus de 400 et quelques mètres surface benn waaye ñëw na nee na dañ ko jaay xamee ne loolu am na quelque temps am na ñu fi ñëw doon ko borne ñu jot cee dox ay alerte waxtaan ceeg maire bi fi nekk maire xamal na ne ñun dey bayal boobu ñun joxewuñ ko askan wi ñoom ñoo moom bayal bi ndax poste de santé fu mu am école am fa war na am poumon vert boo xam ne quartier bi fa lay mën a amee jàmm. ci nii nag waa Médina Salam suubu ci xeex bi ñoom nag lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ak seen espace public bi. service de technique yi ci boppam ñoom ñooy daggaat bayal yi di koy attribuer nit ñi moo tax ñun nag yéene wu ñu dellu gannaaw suñ bayal bii la ñu soxla nan ñu ko jox nañu ko bàyyee bañu ñu ci dara. xeex ba ñu jot li ñu moom ñu def ko li mu war a doon loolu la ñu nam ma def. ak ñaxtu bii nga xam ne amal nañ ko nag askanu Médina Salam di woo autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Louga ngir ñu mën a saafara problème bi lee te tamit képp ki nga xam ne sa loxo dugg na ci te jaarul yoon ñu teg la ay daan mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. jërëjëf Abraham ñu jàll wutali Podor ca fi nga xamante ni mooy dëkk bi di Mboyo ca commune bu Guédé village daanaka foofu hectares suuf yoo xamante dañ fa yëngu ci wàllu mbayam ceeb mi daanaka ceeb bu dem ba ñor sax waaye ndox ma ñoo ko daal di nangu ndoxu taw yi rawatina it yu dex ga ball wutali fa ñoom askan way tiitit yoon wa dox seen digg ak Podor faf dok moo waral seen ak yëglu Mamadou Diagne. mu féete si biir commune bu Guédé village si département bu Podor dëkk bii di Boyo nekk si diggante dexum Sénégal gi dexu Doué ak dex gu ndaw gi ñu duppee Gayo mu nekk dëkk boo xam ne hectare yu bëri si wàllum ceeb bi doon focce mbënnum dexu Sénégal gi daat na koy nangu dex goo xam ne bu ñu sukkandikoo si kii di Oumar El Hadj Diagne daal dinay weesu code d'alerte bi yemul foofu ndax mi ngi xam leen ni yoon bi doon yombalal dem beeg dikk bi si diggante dëkk yi te toll si fukki kilomètre ak juróom-ñaar dex gi daat na koy nangu. ndoxu dex bi dafa génn complètement de son lit na bàyyi bët ak xel population yi nga xam ne ñu ngi dëkk ci bretelle bi entre croisement Diatar jëmal la Arwa c'est des gens yoo xam ne ñu ngi toujours en danger population bi dafa yeewoo ak tiitaange bu rëy ak jàqare ginnaaw bu ndox bi nangoo seen tool ay tool yoo xam ne ñu ngi doon dem ba di commencé góob ñenn ñi seen tool mu ngi focc boo nga xam ne soritul woon góob. tey jilee téeméeri hectare ak fukk ak juróomi ñaar nekk na suuf soo xam ne tey kenn mëntu ko jëfandikoo li ko waral mooy dex gi daat na koy nangu si jamono joo xam ne baykat yi féete si dëkk bi lay jotoon nañ jël ay crédit si banque yi loolee tax kii di Oumar El Hadji Diagne di sàkku ndimbal ci autorité yi. suuf si bëri na une superficie de 117,78 hectares yoo xam ne tey ñu ngi ci biir ndox bi am na ay tool yoo xam ne dañ ko doon waajal pour jiw ci tomate bi yooyu lañ doon waajal am na ñoo xam ne commencé nañu sax jiw pour pépinière tomate bi nii ñenn ñi commencé jiw pour pépinière soble bi nii mais loolu yëpp tey ndox nangu na ko ci ay borom tool yoo xam ne demoon nañu ci banque yi ba jël fa ay engagement ba commencé consommer seen crédit ci fu ñu amoon yaakaar def ko ci suuf soosu nga xam ni ndox bi nangu na ko tey. ginnaaw bi ñu ko xamalee li ñu mel kii di chef de village bi daal di nay informé ñi nga xam ne ñoo yore wàllum secours ak autorité locale yi féete si gox bi lee waaye nag laataa ñoom ñi lee di réagir kii di Oumar El Hadji Diagne mi nga xam ne ni askan wi yewoo si dëkk bi lee ñi ngi def lépp lu ñu mën a ba wàññi dégâts yi Mamadou Diagne fii si Boyo ngir rajo Futur Média.
Comme beaucoup de matchs pour nous. Comme sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la Fela Diassane. bismillah. noo dooree ak jongante Sénégal tey seen diggante ak waa Mauritanie ca Thiès boori Disney Fair lay doon jongante xaritoo la waaye jongante la wu tax Sénégal war ca joyanti ko gannaaw ba mu jéemee am jël ca Maroc. ñi nag di waa Mauritanie ñoom démb ci boori tàkkusaan jotes nañoo gis pàkk woowee nekk ci Stade Lat Dior googee tàggatu fa ba nu ca nappee itam entraîneur ba jot naa yëkkati ay kàddu ni daal am na ci juróom ci ay xaleem yu dul bokk ci jongante gi ndax dañu am ay gaañu-gaañu moom Corentin Martins lay wuyoo moo yore équipe bu Mauritanie bi ba mu génnee ca tàggatu ga waxtaan nag Abdourahmane Diallo ndawal RFM foofa. Comme beaucoup de matchs pour nous. Comme match yu bari ñun nag daanaka match yëpp benn la ci ñun moo xam match officiel wala match yoo xamante ne dañ koy waajal match xarito wala qualification CAN la nga xam ne moom lañ daan def muy motivation googu moomee rek la ñu am ba tey te itam comme match la boo xam ne si diggante la ak Sénégal nekk numéro 1 africain Sénégal nag am na ay ñoo xam ne teewuñu ay joueur am yu am qualité waaye nag ñun tam am nañ juróom ñoo xamante ne ci suñu équipe bi teewuñu ñeneen ñi nag am na si ñoo xam ne am nañu ay gaañu ak ñaar ñoo xam ne itam amuñu woon club kon daanaka dafa mel ne am na juróomi joueurs yoo xamante ne ñoo nar a bañ a bokk ci match boobu comme li ñu daloon ajuma ji ñu génn waaye nag comme am nañu yenn ay ndaw dugg nañu def nañu seen kéemtalaay kattan wane ne am nañu loo xam ne mën nañu ko li moo tax nag mu am solo ñu am équipe boo xamante ne bu yaatu la ñëpp war cee mën a bokk football. plus élargi. tubarkalla ko wax itam ni Sénégal ñoom ca foofa jot nañ fa tàggaw ci démb boori Disney Fair mooy bi tamit si weesoo tuuti ngir jooyantiwaat seen taxawaay daal di samp nag ñi war a football tey ji ak waa Mauritanie yooya Aliou Cissé daal nee na nag li ñu bëgg rek mooy am ndam ngir daal di kon génn ci xat-xat yi ñu duggoon bañ leen dóoree seen diggante ak waa Maroc yooya match ba kon tey ji foofu la nekk ca Thiès ñu wax nag ni nit ñi duñu ca ñëw mooy public bi duñu ci ñëw dañu ci rek tànn ay nit ñu toll ci juróomi téeméer ñoo xam ne lañ leen jaayee ticket ba mooy li tax ñu dugg ci stade ba la ci gën a yomb ñeenti junni la ci gën a jafe di fukki junni ñu dubbee ko ay invitation VIP yooyu la fédération joxe ci xeej ji itam am na ci journaliste yu amul accréditation ndax dañu ne juróom fukki journaliste yi képp la ñu daal di rek jox loolee di wàllub accréditation Ablaye Diop kii nga xam ne nag moom moo di Abdoulaye Thiam nekk président ANPS nee na li nu génnee journaliste yi nekk si site yi ñu duppee leen ay journalistes en ligne ñoom dëppoowul ak luy doxal liggéey bi te waa fédération nañu xoolaat seen taxawaay ngir ñu mën a tax ba nit ñooñu ñëpp mën a ñëw liggéey ndax loolu itam mooy tax seen ay yëf mën a dox moom Ablaye Thiam jokkoo na ci ak waa RFM. bi ñu jotee waxtaan ak fédération sénégalaise football li ñu leen bëggoon xamal malheureusement antul mooy que ne match bi compte tenu de match bi nga xam ne mu ngi nekk fii ci réew mi effectivement mënuñu woon accueillir ay journalistes yu bëri mais ñaari solution rek la ñu amoon première solution bi mooy maanaam ñu def lu ñuy woowee match huis clos total maanaam comme par exemple marocains yi ni ñu defoon huis clos total boo ko defee ñëpp dañuy nekk sur le même pied amul kenn kuy dugg ci stade bi à part télévision bi nga xam ne am na exclusivité bu ñëw mu retransmettre ko après ñëpp toog di leen seetaan après nag maintenant yéen fédération war ngeen def seen kéem lay kattan pour permettre ay journalistes yoo xam ne dañ toog seen kër wala toog seen bureau ñu mun a dem ci seen site ñu jël foofu ay information loolu tout le monde sera mis au même pied mais dès l'instant que nee ngeen da ngeen koy ubbi warul am xaj ak seen ngeen jël ñii ngeen bàyyi ñële problème appel bi rek parce que appel dafa am ay sites yu bëri yu fa nekk mais aussi am nañ ay sites yoo xam ne dañuy spécialisé sport te sites yooyu noonu sax soo xoolee li ñuy toppatoo tàggat yaram am na ay organe de presse wala ay média li ñuy woowee média traditionnel ñoom sax defutuñ ko ci équipe nationale Sénégal loolu moo tax nag ñun compte tenu de partenariat bi ñu am ak fédération sénégalaise de football et surtout nos relations yi ñu am ak Augustin Senghor ñu bind ko lettre boobu xamal ko ne su fekkente ne mun nañu rectifier tir bi balaa suba dañ ko def loolu moo ñuy gënal bu loolu wéyee aussi ëllëg ci biir comme accréditation à chaque fois dañoo am problème yu mel nii nañu toog waxtaan comme ça ñu mun a xool naka lañu mën a trouver solution te ñun journalistes yi aussi ñu xam ne teguñu fenn match équipe nationale Sénégal muy am ay 200 accréditation loolu amul fenn. kon ma nga noonu alaaji li wér te wër mooy coow loola ma nga ci diggante journaliste yi ak waa fédération ñu wax ne jongante ba bu fekkee ndigal daanu na ci xalif général bi ne ci kër gi dinañu ko def boori Disney Fair. loolu da ngay xool li gën a jaadu rek waaw.
yaa noonu ndigal rek. ndigal rek ku mën a def match Maroc kay. waaye lu def ba ndigal daal lay xaar. pour le plus pour le moins. ndigal daal lay xaar ndigal de. jërëjëf Malal kon l'équipe de la RFM incha allah desk sport Youssouf Bodian Cheikh Tidiane Diagne ñoom ñëpp lay amul daañu dem Thiès ci stade Lat Dior ngir dégtal leen bu ngoonee match xarito Sénégal Mauritanie Malal jërëjëf. tubarkal. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture beeg soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñi yëngu ci wàllu aada fii ci Ndakaaru ñi ngi wéy di am mbégte ci ubbi gi ñu war a ubbi salle de spectacle yi gannaaw juróom-benn weer yoo xamante ne toog nañ ko te liggéeyuñu metti woon na loolu ci ñoom tey ji kon ñu am soulagement gannaaw dogal bi nga xamante ne tukkee na ci kilifa yu réew mi Omar Mbow. xibaar bu neex a neex kadduy Carlou D ginnaaw bu mu yégee ne dañuy ubbi salle spectacle yi rappeur bi ne kon léegi dina mën a def liggéeyam te dara du ko ci fekk. mbégte mu rëy la parce que toog nañu juróom benn weer yënguwunu metti na lool dis na boo ñu la joxee nouvelle bu nu mel duñ def lu dul bég ci. Carlou D di xamle ne bokk na naam ci collectif Saywi di kuréel buy joxoñ baaraam tuuma SODAV di société bi fi nekkal artiste yi waaye daal àndul ci tuuma bi ñu teg ci doddu SODAV. waaw man nekkuma fi di ŋàññ kenn ndax jàpp naa ne li ma yëkkati mooy booloo gu nuy booloo ba musique sénégalaise jëm ca kanam loolu moom mooy sama yitte aw ma lenn lu may wax SODAV aw ma lenn lu ma koy ŋàññ wax dëgg yàlla. juróom benn weer ginnaaw bu ñu toogee defuñu dara artistes yi kon léegi mun nañ génne seeni ay tama ay guitare wala yu demee noonu te xaar ñu ubbi saal yi. benn semaine gannaaw bi Abdourahmane Dabo Al Farouk génn àdduna directeur bu unité de formation et de recherche CRAC ca UGB daal di nag delloo njukkal moom Abdourahmane Dabo nee na ab phénomène la woon Patrice Correa la ñuy déglu ci micro Mohamed Nabi Silla. Abdourahmane Dabo Al Farouk man université Gaston Berger laa ko xamee ndax fii la bokkoon fii la jàngee te dafa doon wuyu si saa yuñ ko woowee institution bi bu amoon ay grand rendez-vous mu doon ko xamante ni yàlla mayoon na ko mu xarañ lool dëgg la géographie la jàng wante xam-xamal moom dafa xawoon a yaatu nga xam ni da nga ciy sentir littérature art da nga ciy sentir lii di philosophie aussi culture générale daal maanaam amoon na xam-xam boo xam ne yaatu woon na ndaw la woon te loolu terewul nag mu am culture bu vaste noonu ba nga xamante ni sax loolu may na ko ci espace boo xamante ne l'espace du slam local muy Ziguinchor ba ci Afrique fépp daal ràññee nañ ni moom moo nekkoon le meilleur ba nga xamante ni sax mu ngi doon waaj représenter Sénégal aussi au niveau international kooku nag moom la ñu ñàkk bokkoon na ci ñi nga xamante ni ci poésie am dañ ko doon sentir ni loolu yitteloon na ko ak surtout doomu Afrique ndax dafa doon aussi xeexal Afrique ndax gis na Afrique. jaajëfal Nabi Silla di leen